Allô, bonsoir. Papa pauvre ou riche da nga war a am jom nit da nga war a am jom salaamaaleykum allô. Bonsoir on l'entend pas très bien fii ci plateau. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi doo wàññi sa télé nga déglu ñu. salaamaaleykum ak sa téléphone. waaw salaamaaleykum salaam. allô. seen télé yi la ñuy yokk ba mu sës day compliqué pour ñu dégg ñu aussi ak téléphone bi 88 628 89 90 allô. allo. waaw salaamaaleykum soxna si noonu. allo. allo waaw soxna si ñu ngi lay dégg. allo. allo waaw. Mara boo leen ñu mënee jàppale ci retour yi parce que apparemment ñoom duñ ñu dégg ñun ñu ngi leen di dégg bu baax mais ñoom duñ ñu dégg pour mën a wax ak ñun. allo. oui. allo. ayca 88 628. 89 90. ñu ngi jégalu ci téléspectateur yi nekk di woote depuis tout à l'heure te mënuñu déggante. allo. waa soxna si yaa ngi may dégg. waa. yaa ngi may dégg. waa allo soxna si. waaw maa ngi lay dégg noo def. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waa. alhamdulilah ñu ngi lay déglu. maa ngi lay dégg. ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. allo. allo. allo oui. waa. ñu ngi lay dégg soxna si sa xalaat ci thème bi. maa ngi ci Sen TV. waaye yaa ngi en direct sur Sen TV. ah. bon Mara dimbali ñu ci loolu après ñu ñëwaat ci ayca pros. waaw maa ngi ñëw maa ngi dem ci pros après ma dem si Kiné laataa may defaat tour ñëw ci yéen ayca. lenn rek moo ma jaaxal. ci yar. c'est-à-dire réew mi liñ fiy dégg as néew ci ay toj-toj. waaw ñu mën seen bopp la ay doomu ñu mën seen bopp la. kon kay waruñoo xamadi. li may dagg te maa ngi bëggoon ñëw foofu noonu. c'est que loolu laa bëggoon gën a ñëw mais Safia man sa plateau bi naan leen du ma fi ñëw. d'accord wax naa la ko leer. d'accord parce que mënu ma fi ñëw war a expliquer. nga def ni nga ne war a waxee damay wax après nga defaat nii. d'accord voilà parce que non nit da nga ko jox droit am. dinaa ñëwaat ci yow affaire africain man nekkuma séeréer nit da nga ko jox ay droit am. voilà. pros ayca ñëwal. ah mais quand même. ayca pros. ma wax ne. ñu nekk réew mii. di ko lëmbee. ba nit ñëpp di am désolation. mais ay doom yi ñu mën seen bopp lañ. dëgg la. kon bu ñu suivre logique ku amul mënoo yar. ku mënul sa bopp mun yar. su boobaa kon warul demee nii. neex na ci lool de. certes neex na ci ak mënul nekk ça fait deux. neex lool de. deuxième remarque bi mooy. waaw. remarque bu may exemple la rek bu may joxe au pif comme ça. dañuy am bëgg-bëgg de. non bëgg-bëgg nit da koy juddale. waaw su fekkee sa baay mais encore une fois père. éducation système la. éducation stratégie la. man su fekkee ne sama waaye déglu ma bàyyil ma wax. ci kaw soo amee lu nu lekk yow. système ci kaw soo amee lu nu lekk. waaye non xam nga lekk yow tu me parles d'extrême pauvreté. moom laa lay wax pauvreté moo fi am. waaye ci banlieue bi bàyyil ma yeggali. moo am ci banlieue bi yàlla pauvreté. oh. dama ne. encore une fois li ngay wax d'accord ñu ci. yow d'accord ci gis-gis la. bàyyil sama gis-gis. bien banlieue bii ngay wax. nit ñi bari nañu fa jógee. téye seen chose en main. refuser ne effectivement je suis un banlieusard ça doit faire une fin en soi non. président république yi Sénégal joto am. li ñuy néew amul kenn ku si judd si donkaase gi. waaw. il faut arrêter père. waaw waaye nag seen i jamono bokkut ak jamono gone yi. waaw exactement foofu nag loolu nag mooy suñu problème nag. jamono ñun jamono ji sax lañ gën a tiit. waaw et je vais te dire pourquoi. ah jamono ji moo tax yar. non waxuma yar. déglu rek ma wax la boo ma dégloo rek. ma wax la loo xam ne doo ko dindi. ñii seetaan comme ni nga wax bu ñu dugg tey jugé ñu. ñun tey lañu gën a tiit. waaw et je vais te dire pourquoi. waaw. li tax ñu gën a tiit mooy. àdduna ñaar ko ŋànk diine ak jamono. jamono yi bokkul. waaw dama ne. àdduna diine ak jamono ñoo ko ŋànk. boo demee si jamono damay def allusion sur politiciens yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi fu ñu jëm ñoo ñu fa jëmaarle. tey jii aujourd'hui le président de la République parle au nom que ça nous plaise ou pas des 16 millions de Sénégalais. bu signé
li mu signé day engagé les 16 millions sénégalais tey jii boo gisee agression saagante insolence waxante lu ñaaw ci ñoom nga jëm muy benn. waaw moom fi la ko fekk moom bàyyi leen jàmbur. waaw waxuma may ma tuuti ma ñëw. fi la ko fekk agression ak saaga ak wax kilifa lu ñaaw. saaga président ak saaga sëriñ. fii la ko président fekk bàyyi leen jàmbur. bàyyi leen jàmbur dinañ ci ñëwaat léegi parce que ci éducation bi la bokk. merci beaucoup bàyyi leen jàmbur li nga wax d'accord ma ci. bàyyi leen jàmbur. magi tey yii. ñooñu tiital ñun. gis nañ li fi xew ci weeru koor bi. loolu la déglu ma wax la ko père déglu écoute-moi il faut avoir le courage d'écouter. écoutez di wax loo xam ne arrangé wu la nga di ko déglu ça demande un courage. dama ne weeru koor bii nit ñi nga xam ne ñun ñooñu la ñu gën a yaakaar ci diine am xam-xam. dinu tette. sunu yoonu yàlla. nu ñuy def ba yàlla kontaan. nu ñuy def ba yàlla du mer. nu ñuy def ba dugg àjjana. ñooñu ne doon saagante ci média yi. kooku kan la citeel kenn. non fii nga nekk. du ma cité kenn. papa nañ ko bàyyi temps de parole bu paree rek ñu ñëw. li may wax yaa ma ko gën a xam. gënuma laa xam dara de ci média yi la ñu nekk. di saagante di waxante yu ñaaw di ndax mag ñi sax na ma yàlla baal est-ce que am na ñaar. il faut donner le bon exemple. exactement. ñan mag ma jéeg ma du minimum pour pouvoir éduquer. exactement il faut avoir un minimum kan moo fi saagante da ngay tudd tur ma wax la ndax kooku ab sëriñ la wala du sëriñ. waa papa tamit nag encore une fois wax ba mu yegg pour ku xelam naqari la. te jàpp naa ne plateau bi nit xelam naqariwu fi. ñii seetaan it seen i xel naqariwul. ñi seen xel naqari jamono ji ñu nga wut fenn sa de wér seen ay yax jàpp seen njàmbur. dama ne bala ngay mën a boo tax ma ne la éducation jamono ji dafa demande défi la demandé ak maturité. génération yi bokk. background boobu ngay wax génération dañuy wax ne chaque génération avec ses idées. ñun de daawuñu saaga sunu sëriñ daawuñu saaga sunu kilifa. génération bu nekk. ak ki ko war a yar. waaw. génération bu nekk ak ki ko war a yar. ma wax ne ñi nga xam ne ñun ñooy war a nekk suñuy référence. wax naa la ko sànq. ñooñu ñooy saagante. d'accord manqué de respect. ba nga xam ne yow sa bopp sax da nga naan qu'est-ce qui se passe. ma wàññeeku nag ci li nga wax sànq parce que sànq père def ne affaire bi le mal est tellement profond que kenn mënatu ci dara. maanaam waxin la. waaw bàyyil ma tontin la bon. mais difficile pour dëpp réew mi ba mu ñëw. bàyyil ma tontu la bon waxin la bàyyil ma tontin. ma wax ne. waaw presque tontu nga daaneel. waaw foofu la débat bi nekk. parce que l'échec est au bout de l'abandon. du ñu bay. dama dugg sama kër yor xale bu góor muy waxambaane pour wan la ne stratégie dama si joxe exemple rek après bàyyi ñëw parole bi. waxambaane toll ci buntu àdduna. xaw a commencé di yëg dooleem. ma dugg sama kër fekk mu dagg scotch yooyu ñu taf ci góob. dagg ci bu ron taf ci nopp bi. xam nga li ma wax. bi ma dugg seen bëreet jàkkaarloog moom mi ngi may dégg xam naa parce que daf may seetaan. ma ne ko yow lii lan la mu ne ma paa lii du jaaroo de su ma ko bàyyi ma ne ko dindil ba mu set te bu ma ko gisati. ma doon soose. su ma bàyyee ron boobu ñu jaawaat la jaaroo la du jaaroo. daf ma doon soose. soo léegi mu takk jaaroo. waaw nangu naa. ñi nga jur wan leen juree yow. waxuma nag wan bi waxuma nga nekk Jackie Chan bu na njoxoon njaay rek nga arrière ne waxuma loolu. dinaa naxante dinaa raay dinaa yedd dinaa upp may ma daaneel ba nga të. ma soog a jëf may ma daaneel. lii nii lii lan la nii prépa lii du jaaro de. ma ne ko xam naa ne du jaaro. waaye bu ma ko tànk da boobu man lay josé. su ma gisee loolu noonu. lan ban réaction lay am. ma ne ko na set. tey laa ko bu ma ko gisati. d'accord stratégie la. bu dee bu jigéen bi aussi idem. da ngay teel a lijjanti balaa mu lay ëppi loxo. exactement loo gis rek njaboot bu fekkee ne da nga mat sa place yow. di nga gis ne lépp luy war a toj njaboot gi rek ñu ngi la koy josé yow di xool borom kër gi ni muy réagir. ma wax ne encore une fois yàllaa ñu leen jox. ñu am responsabilité bu toll ne war leen yor ñu am ñu ñàkk. su fekkoon ne ku am rek ay yar. kon xale yi nekk ci réew mi di ko lëmbe duñ ko lëmbe. parce que effectivement doomu pauvre mënul louer appartement. waaw doomu pauvre du fooy limousine. waaw doomu pauvre du fooy Mercedes ML. waaw nañu waxante dëgg te yàlla tax. waaw waaye encore une fois bés bu ñu defee suñu xel. ne ku amul mënul yar. ça veut dire que abandonné nañ. li ma xam naa ko de. te waruñu abandonné. d'accord dinaa ñëwaat ci yéen ñaar ki ne le temps que may dellu ci sama copain. ñu delloo la kàddu bi. mooy li ma doon wax rek au début. c'est bien beau nga taxaw di ne damay yar damay lii damay la am est-ce que yow exemple nga sa kër.
ak dëkk bi nga dëkk ak réew mi sax. non on commence déjà dans la maison. non dëgg la on commence dans la maison avant de parler de société. parce que société bi ensemble nit moo ci nekk ku nekk day jóge sa kër. bu dee da nga jëlee xamadi sa kër sa doom bu génnee xamadi bul laajte lu tax. te bul ne yarew ma ko noonu xaritam bi nekk ci école bi moo ko yóbbaale déedéet. tu n'as pas le temps d'observer tes enfants. parce que yow yaa ngi tëli dugg di génn. matériel moo la tax a jóg ak jaay yax bu rëy. sa doom nekk di def naka sudul noonu moom mu ngi def appel à l'aide à travers affaire yi muy def nii appel à l'aide la parce que bu amoon attention nécessaire bi mu war a am ci parent am affection nécessaire bi mu war a am ci parent du génn ci biti di def naka sudul noonu dafa bëgg ku ko remarquer xale da nga koy teg ci yoon mun na amuñu pour laaj ko avion parce que xale la yàlla bakken bu mu la dénk la di la nar la laaj ëllëg lan nga ci def bi ma la ko dénkee donc doo ko laaj avion xam nga loo ko da nga koy teg ci yoon xale nag mooy loo xam ne mag bu ñoragul la donc à chaque fois dina jéem a nga li ko teg loon mu teggi ko pour xool ndax da nga ciy continuer saa yu gisee ne boo ko ne bul sol daal yi wala bul sol jupe bu gàtt bi yuuxu ko tey suba nga jëndalaat ko beneen jupe bu gàtt la ngay wax ak li ngay def concordé wul dëgg la donc yow li ngay def foog mu concordé ba pare dañ koy wax surtout ci jigéen ñun nga xam ne par exemple dañuy nekk exemple de telle sorte que dañuy wax ne jigéen mooy yar bàyyil ko responsabilité bi comme si góor amul responsabilité wu yar doomam da ngay gis ñoo xam ne parce que ñoom ñaar dañu am conflit ci seen couple ñoom ñaar ñëpp ñu abandonné xale yi. wala mu répercuté wu ci non balaa loolu sax loolu conséquence répercussion la ça veut dire nous deux on ne s'entend pas. jëkkër ji kontaanu ci jabar ji kontaanu ci jëkkër ji. sa doom yi fu ñu tourné gis la yaa ngi stressé ci téléphone bi di boole ka jooy. moom mu ngi toog noppi de mais ça ne veut pas dire que xamul li ngeen di wax. te duñu def attention aux enfants bu mag yi di saagante seen kanam. di dóorante seen kanam di waxante wax ju ñaaw seen kanam ñaari affaire day am day génn reproduire même chose ci mbedd bi wala mu rebelle wu contre yow mii sa autorité la ngay bañ yëpp mu koy def. d'accord kii ne dagguma la mais da nga laal benn point bu am importance c'est-à-dire concordance par rapport ak éducation bi. parce que dañuy gis yenn saa yi ci biir kër gi papa ji la muy nangu yaay ji da koy bañ c'est-à-dire duñu déggoo ci la manière bi ñuy yaree seen doom de telle façon que xale bi il ne se retrouve plus par rapport ak kan la war a déggal ak kan la war a bàyyi en fait. tu as entièrement raison. parce que day nekk ci digg conflit boobu comme li ma doon wax rek. day nekk ci digg conflit boobu kii bu ko meree utiliser ko contre papam kee bu ko meree utiliser ko contre yaayam mu am ñaari jikko. ñu naan mii kër la wala dafa naafeq te yéen yaa leen ko jàngal loolu. moo tax c'est très très important nit yi dañu war a xam ne du moment que am nga doom sa jàmm jeex na. waaw une question balaa Sophie di la remettre di delloo parole bi. c'est comme mooy perturbation bi laa bëggoon nga ñëw si. nga divorcé ak parent wu ko par exemple Sophia ak jëkkëram bon man may sëy ak nit ñu divorcé. suñu doom ma ko doon chouchouté ba ñu divorcé nag la ma meree ku góor ki yëpp. waaw ku doom ji di ko dund ci biir kër. mooy li ma doon wax conséquence lay am ci éducation. non conséquence boobu dafa grave parce que da ngay nekk xale. tu n'as pas demandé à être là. nga ñëw nekk fekkee conflit boobu. sa yaay wala sa papa di agir comme si yow yaay suusu conflit bi. nga dem manque de confiance en soi. tu n'as pas d'attention amoo koo waxtaanal. donc ci mbedd bi ngay génn di seet ku niroog yow situation pour ànd ak moom. te d'habitude bu ñuy ànd ci traumatisme la ñuy def. d'accord pour ñëwaat un peu par rapport à la pauvreté bi nga xam ne Zos bëgg na ci ñëwaat dama bëgg laal ak yow point boobu c'est-à-dire pauvreté bi mu ngi andi problème yu bëri parce que promiscuité bi nga xam ne ñu ngi koy dund ci biir kër yi parents yi mënuñu tuñu yar seen i doom parce que ñoom ci ndéeg ba ñuy tëdd seen i doom fa la ñuy yaroo seen i doom ñu ngi dégg la ñuy wax ñu ngi dégg yaa ngi ciy ñëw tout à l'heure est-ce que nekk nañ ci environnement bu propice boo xam ne dañ ci mën a yar sa doom parce que nee nañ le milieu détermine l'homme. oui c'est très li nga wax dafa am mais xam nga problème bi am mooy du pauvreté mooy yar xale moo tax sànq muy wax ne xale richesse la côté boobu laa d'accord ak moom. si tu te concentres trop sur le matériel di xool li nga ñàkk doo xool ki fi nekk mën na la indil la nga ñàkkoon ëllëg. ndax ki muy wax sànq yaay ji mu ngi pauvre bu continuer woon ci mentalité boobu. du génnee doomam ci loolu ba doomam di am tey ay millions di ko ko indil. mais tamit affaire pauvreté warul mun a tax ñu ne. doo ci yar xale au contraire la plupart du temps ñooy ëpp jom parce que da ngay gis parent bu la toog ne la gis nga situation bi ñuy dund nii yow yaa war a góorgóorlu rek nga daal di te am nag benn responsabilité mu jox la laafu nga doon bëgg a doon kilifa bëgg a génnee sa famille ci li mu nekk. d'accord loolu d'accord Kiné Zos. ayca. j'espère que dama ñëw si télé bi danga may invité ma ñëw si télé bi. n'est-ce pas. dama ñëw si télé bi danga may war a jox temps d'antenne. wax d'accord
d'accord. yaa ma sollicité invitation pour ma ñëw fi sollicité wu ma la ko. tout à fait. vrai ou faux. dëgg la. et dama am droit wu exprimer. te doo sama patron. d'accord. kenn nekku fi sama patron. dëgg la. donc man damay dox ci droit mooy dama la wax ci droit day dox ci ay principe droit aux enfants sax dama ko jox droit au bébé sax man dama koy jox kon man soo waree exprimer dama la ko ñaan bàyyi ma wax lu da ngay toog fii naan tax ñu ne ay règle d'accord léegi ñu ngi lay déglu yaa ngi ak sa temps de parole. merci nga mën a expliquer voilà. man dama jóg ci encourager les pauvres te nga taxaw fii nga ne ku nekk pauvre mënoo riche wala ma yaru loolu duma ko wax duma ko wax parce que amul man duma wax lu amul wax ma fii wax naa moom laa bëgg a wax rek fara gannaaw wax ko scandale yi est-ce que ay doomu riche ay doomu pauvre ñoo ko def ay doomu riche récemment scandale bi am fii nii aux Almadies te des gens c'est des amis xam naa leen am na ñoo xamante ne am nañ des très bonnes relations mais l'erreur est humaine mën nañ juum de même que tamit xale yi def scandale ay xale lañ am na ñoo xamante ne tey maa ngi dégg ay xaroog lu ne maa ngi ko ci dégg parce que am na pression boo leen la laa la fi sànq commencement débat bi ñaata nit ñoo dem dawal 2 pas di rëccu bay jooy parce que xale lañ parent bi am na rôle boobu nag defu ko moo tax erreur moom mu def erreur mais bu ñu ñoree jël condamné xale yi aussi de telle sorte que leen jël di leen banaliser di leen wax ne li ñu def du yoon di jël seen vidéo di ko publier ba tax na ñu war a màgg jur ay njaboot ëllëg il faut ñu ni xam ne gis nga jaamu yàlla dafa am yoon loolu dafa bokk ci xeetu jaamu yàlla jël ay vidéo ñi di ko tasaare amal nga ko bàkkaar amal nga ko àq est-ce que dégg te du ma jóg père ci li ma la wax mooy fi ma waxee mooy li ma dama fu leer laa ko teg comment dirais-je éducation du ceeb éducation du mburu éducation de base lay nekk am na famille yoo xamante ne boo leen fa demee bëri na ci Haalpulaar yi nag man séeréer laa bari sama jaam yi mooy dañ la naan ñun suñu xeet xamul lii ba seen maam ba léegi wax barki alxuraan ba seen maam ba léegi xamuñu njaaloo xamuñu lu bon te pourtant duñu ay du ñëpp ñu riche indil ma fii mbëru làmb wala musicien bu gën a mag Sénégal wala président bu njëkk fii bu nee riche indil leen ma ko wax leen ma kan la bu nee riche rek nekk pas milliardaire la amul kon boo ma waxee loolu côté boobu laay boo waxee ne boo amul alal. doo mën a yaatu boo amul waaw non mais am neex na. waaw non on a discuté même pas. mais je veux dire que. gis nga père kaay wax la benn affaire bu ndaw. ñu bëri ñu ngi judd ci Sicap yi. xam yaa ngi waxoo banlieue. mais ñu bëri ñu ngi judd ci ay Sicap Liberté ay Cité Cap-Vert ay gens bëgguma citer sax mais en ville. barki alxuraan ñoo gën a sonn ñu nekk banlieue. te pourtant éducation bi seen doom yi bu ñu ñëwee dañu yeew dañu naan bonjour. tey bu ko banlieue saa gisee da naan xam lu ñu wax ñi dañoo tubaabee. te pourtant bu la nit boo joxee xale mu ne on dit quoi merci. est-ce que dégg ça n'a rien à voir ak ceeb bi ngay lekk. boo xoolee sax ceeb boo koy lekk maanaam booy suur sax doo am xel boo xoolee lekkkat yi dëgg duñu muus. moo tax en général ñu naan ay ponkal yi xam nga dañuy lekk ba suur sa biir fees na xaaj. nekk dof non en général dama koy. non li papa wax léegi ak li nga nekk di wax nii ban différence la kii ne bu lekk bi manqué doo mën a yar yow nga ne bu lekk bi bëree. non je dis pas non dama bëgg da nga déglu ma ak xel. ak xel laa la non déglu ma xel de. waaw la wax léegi. waxuma la lool de. généralement waa jaaraat non da nga may déglu. wax mën nga ko déglu. nee naa léegi non mën nga ko déglu mais déggoo ko. mais déggoo ko. alors. dama ne la en général. waaw lekk bu bari sax. da lay tere réfléchir. lekk bu bari waaw. loo lekkee bu suur këll la bëgg a wax. xoolal doo réfléchir kaa wax la doo réfléchir. te doo xoolal doo say nelaw. mais baax na ci de. non da ngay déglu rek li ma la wax nii conseil la de. billaahi wallaahi li ma vécu la. tey boo bëgg am rendez-vous ville sax bëgg a teel a yeewu. tu as le droit de manger peu. tuuti ngay lekk naan ndox teel a yeewu. en général boo lekkee benn gang midi nga yeewu. c'est même interdit par l'islam. merci. lu tax yàlla indi wóoru koor.
parce que il faut ñi am temps seen organisme mën a toog reposer mais añ reer ndekki añ reer ndekki añ reer ndekki c'est dangereux non nu ma nañu du caaxaande te kon boo fi ñëwee damay ñëw ci côté pauvre ak riche rek ba léegi ci côté pauvre gis nga say doom yaa leen di yar ci côté alimentation ñu lekk benn yoon ci jour wala safara ñi lekk sax 2 fois ci jour ci journée bi comprendre nga du ça veut dire que wala bu ñuy lekk maanaam yar bi xaw ma yaay xool noo koy defee mais yar lekk merci système la je veux dire système mais du chaque jour da nga war a teg boolu ceeb rek gars yi wàccee ko pour mën a am xel wala pour mën a riche man côté boobu laa bëgg ñu teg ko ne parce que waaw da ngay yafal boo yafal ay mbër nga yafal wala ñoo xamante ne dañu war a dem ci côté doole mais am na gis nga am na ñoo xamante ne ñoom xalaatkat yoo xam duñ lekk yoo xam nga la baax xalaatkat yi dëgg ak les savants dëgg ils n'ont pas le temps de manger ou bien bu ñuy lekk sax seen xel comprendre nga du mën a suur moo tax ma ne la côté boobu père fi may waxee mooy xaalis neex na torop on a dit qu'on veut même pas que alal neex na mais boo xoolee scandale yi fi gën a mag doomu borom alal yi ñoo ko nekk def ci dëkk bi. d'accord léegi man dama am question. bu ma posé éducation bi ngay gis. dégg ma fi père wax baax ba éducation dëkk bi nga gis ko ci diine bi yëpp yoo xam nga ne pauvres yi ñoo ko impliqué. ci système bi. te tey ñu ni am ci encourage ba yow mi nga am ci. d'accord on peut naître pauvre avec le temps sax nga riche lépp ci éducation bi la mais os yow situation bi nga gis nii xale yi ni ñu mel nii pour yow lan mooy solution bi en tant que parent pour yow lan mooy solution bi diine bi mi ngi fii. defuñu ko ni ñu ko war a defee ba liñ ciy fekk nañu ci ba pare xale yi am nañ 14 ans 15 ans 16 ans nekk suñu rakk nekk suñu ay doom mais nekk situation yoo xam ne dem nañ ba dañoo jaxasoo ñoom ci seen bopp parce que li ñuy def mënu ma ne nit ñi def nii gars yi li ñuy def dañ koo tey parce que